daleen ak jàmm ci seen télévision Bambey 24 bismillah ci xibaar yi ñeel ay bés bi. Almadi ab gox la boo xam ne ma nga fii ci diwaanu Bambey soriwul dara li nga xam ne moom mooy CRA bu Bambey foofu nag ñoom seen jafe-jafe daal mooy wàllu kaaraange ñoom nee nañ daal li nga xam ne mooy courant ni ko yittewoo ak it li nga xam ne moom mooy sàcc son leen lool ci CRA bu Bambey lu ñu jëm foofu nag yu nemeeku mooy li nga xam ne mooy suuf si ñu war a bayee daanaka doyul te nag li nga xam ne moom mooy ñii di askan bi ñi ngi yokku ba tax ñi nga xam ne seen xel dafa jëm ci gëstu wàllu mbay ñoom nag daal am na yoo xam ne gis nañ ko ci wàllu xeetu lii di gerte ak it pepp ak lu ñu demee ba tax na nag li nga xam ne gis nañ ko daal mooy dina doy lool ci wàllu jiwu ci wàllu tàggat yaram li nga xam ne mooy Bambey football club bind seen tur ci taarixu footballu Bambey ndax ñoom dañoo yëkk ci national 2 gannaaw ba ñu dóore na équipe bi nga xam ne moom mooy Builders daa ngi ci dikkaat ci biir xibaar yi ganu xibaar yi Aliou Sylla Diop lay doon moom nag dafa nekk conseiller municipal fii ci mairie bu Bambey waaye dafa tekki li nga xam ne moom mooy ndombal tànkam ci nga xam ne moom mooy kuréel gii di commission des marchés moom li naqari daal mooy nee na jëriñu mairie Bambey daal doyu ko dara mbokk yi loolu mooy fi gën a fës ne skip ma dikk ak yéen ci faram fàcce gi. mbokk yi jërë ngeen jëf ci seen ànd ak télévision Bambey 24 leen sant leen gërëm ci taamu ak safoo ngeen safoo seen télévision boobule ñu doole xibaar yi ci gox bi nga xam ne mooy Almadi fii ci Bambey la nekk moom nag soriwul dara CRA bu Bambey foofu nag ay sancaan la waaye dañoo sonn lool ndax amuñu dara ci kaaraange li nga xam ne mooy courant yi teew nañu ko naka noonu itam sàcc si moom sax bu ne ñu ngi leen di fëgg ñu dégg ci reportage Babacar Diouf ànd ceeg Ndongo Ndiaye. ñu ngi dëkkee ca paj gànnaaru commune bu Bambey seen digganteeg CRA matut sax kilomètre askan wi yeewoo ci quartier bi ñuy woowe Almadi ci Bambey ñoom de nee nañ seen kaaraange dafa des. nañu fii nga xamante ne ñooy sancaan yi ñuy wax Almadi ñun sonn nañu ci waxal jàmm dañoo bëgg ñu dimbale ñu te yàlla tax fii amut ay lamp amut dara courant baa ngi nii poto lamp yaa ngi nii waaye ñun gisuñu lamp yëguñu ne Bambey am na maire. sàcc si sonal leen lool. ba yenn saay sax dañuy xeex ak ñoom pour yóbbu li nu am. keroog dong la ñu dajji sama kër dugg jël ci sàcc barke dem sàcc bi del si waat moo tax ñu sonn woo la ndax nga dimbali ñu Macky Sall dimbali ñu ndax ñu xam ñu am courant am ndox dara doxut fii koo dàq barke dem sàcc bi dañ koo dàq mu taxaw ak ñu di risqué pour xeex ak ñun. quartier bi nga xam ne li ëpp li fi yeewoo ay jigéen la dafa mel ni defkatu ñaawteef yi dafa am leneen lu ñuy lal ci seen i pexe. bañ bi góor amu fi ñaari góor a fi am keroog ak sama waa ji dañoo dàq sàcc ci biir gotti ba sonn waaw sàcc yi nag léegi moom 8 heures lay sàcc si 8 heures lu gën a dee 8 heures xam lu bon mën na ñëw violer xale yi jigéen ñi wóorul xam nga kuy sàcc si 8 heures sàcc tax ko ñëw. lu ci mënti xew ñoom yenn saa yi ñu gis police di def patrouille wante nee nañ doyut seen sécurité daal kaaraange gi dafa war a gën a yokku. jërëjëf Ndongo Ndiaye dañuy dem ca CRA bu Bambey foofu nag li nga xam ne moom mooy lii di suuf si nga xam ne moom la ñuy bayee doyul dara ba tax nag ñi nga xam ñoo seen xel dafa màcc jëm ci wàllu mbay ñoom ne jàpp nañ ni fi mu ne nii kat askan bi ñi ngi yokku te nag suuf si ñuy bayee daanaka doyul dara ba tax na ñu def ay gëstu ba gis li nga xam ne mooy ay xeetu lii di gerte ak it lii di pepp ak lu ñu demee ñoom nag seen gëstu ba ñu ko defee pare ñoom gis nañu daal fi mu ne nii li nga xam ne mooy jiw dina doy ci wàllu woowulee ñu déglu ci nga xam ne mooy docteur Aliou Faye ci micro Thierno Sow ànd ceeg Ndongo Ndiaye ci caméra bi. kër yi tas fi nit ñi doon ku ne bëgg a ber def sa kër dëkk yëpp lotissé nañ ko fan la nit ñi di béy. fan la nit ñi bëgg di béy di dunde Sénégal en 2016 c'était 6 millions ren ñu ngi ci 17 millions en 2050 on sera 32 millions. faible. te suuf si du yokku. donc il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on trouve des solutions. On n'a pas le choix amuñ choix nous faut trouver ay solutions pour nourrir ni pour dundal nit ñi. man 2 hectares la am. dama bëgg a démontrer ñu jàppale mi ñu xayma leen jël 17 ça ne veut pas dire que yi jëlul baax mais il fallait faire une sélection moom la ñu def xëy na bu yàlla defee déwén ci jàmm yeneen yi ñu jëlaloon moom la ñu mottali et yeneen dëkk yi aussi ñu installé foofu yeneen technologie yoo xam ne dana jël en compte kii yi nekk foofu et donc lii daal li ñu ci gis ñun mooy genre seetu def yoo xam ne daal xëy na du am werante gerte gi gis ngeen ni mu meññee. Je pense que pour nga gis gerte bu mel noonu ci toolu paysan c'est un peu rare mais pour won nit ñi rek ne mën na nekk mais pour mu mën a nekk aussi dafa am noo koy defee alors ni mu koy defee noonu
mooy luy tubaab di wax ne itinéraire technique moom lañ doon wone ne boo defee nii def nii voilà résultat bi nga am et tax na je pense que gars yi gis xam ne daal vraiment ndekete yoo gerte mun na jurle ndekete yoo ñebe mun na def ni ndekete yoo et cetera et donc vraiment loolu lañ ci yaakaar daal waxuñ nag ne yëpp baax na mais dañu Thierno dañuy des ak yow ba tey ci Saint-Rab Bambey boobu ndax it ba tey ci wàllu gëstu ñoom nag gëstuñu li nga xam ne moom mooy ba gis ay xeetu sorgho ak it pepp ndax ñu mën a ànd ak climat bi nga xam ne moo am fii ci diwaanu Bambey ba nga xamante ni li nga xam ne mooy jiw moom fii ci Bambey dina doy sëkk. ñu déglu ci docteur Cyril Diatta ci micro ba tey Thierno Sow ak it Ndonga Ndiaye ci caméra bi. journée bi dafa am solo parce que am na xeetum variété basi ak sorgho bu ñu def ISRA léegi journée bi mooy woo ñi yëngu ci mbay mi mooy producteurs yi woo ñi yëngu ci transformation bi woo ñi industriels yi comme Mamel Jabot woo leen pour won leen ferñeent yu bees yi ñu def ci ISRA ci wàllu basi comme sorgho donc c'est vrai dañ doon def journée yi mais yàgg na trop def ñu ko loolu tey ñu ne il faut ñu woo ñi war a jëfandikoo ay variétés yi ñëw ci tool wax ñu variété bi baax na variété bi baax parce que ñun loolu la ñu soxla boo xoolee fii baykat régions yi yëpp dañu am seen représentant ci journée tey donc ISRA dafa développé variété mil ak sorgho ci pour régions yi yëpp donc béykat yooyu la ñu woo tey ñuy yëngu ci transformation la ñu woo tey ku nekk day ñëw ñoom ñoo defoon door tool yi ku nekk da ngeen xool variété xeetu variété nga ne bii neex na ma bii neexuma bii neex na bii neexuma maintenant lu ñu war a def mooy lépp luy béykat yi ou transformateur yi ou bien industrie waa bii neex na ma xeetum variété boobu la ñuy retenir pour année prochaine jox leen ko parce que je pense loolu moo gën parce que au début dañ doon toog fii suñu bureau defar ay xeetum variété mil wala basi jox baykat yi après ñu bii baaxul voilà mais ni léegi la ñuy rectifier jox leen variété yoo xam ne ñoom ñoo ko tànn boo xam ne mii baax na ñu jox la ko da nga koy adopté loolu mooy kii et sens variétés yi mooy c'est des variétés boo xam ne dañu leen développé méngoo ak changement climatique yi donc pour zone bu nekk am na variété boo xam ne boo ko defee foofu day teel a ñor et jafe-jafe yu bëri comme bi feebar ay gunóor duñu leen sonnal parce que c'est des variétés ñoo xam ne vraiment dañu compatible ak zone production basi bi wala zone production mil bi. ci wàllu politique ñi nga xam ne ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar fii ci doon Bambey ñoom nag am na day gu rëy ñoom ñi nga xam ne kilifa yi li ñu bëgg daal mooy daje ba nga xam ne nañ déggoo ci kenn koo xam ne tànn ngeen mën a nekk jiite meeru Bambey bi le nga xam ne du am xiiroo ak ŋaayoo ki ñuy tànn daal moom kenn lay doon te ñoom ñëpp ñoo ciy déggoo Pape Diouf lañ ciy déglu ay kàddoom ci micro Sëñ Mbacke Faye ak Ndonga Ndiaye. yow fii tey fekke nga bële passé booba département bi la woon ñu woote woon fii si wax bi benn la woon moo doon noo ngi jubal mbir moo xam ne mii ay élection la xam nañu date yi mois bii sax la ñu war a déposer candidature donc il faut ñun ñi nga xam ne dama bokk ci benn coalition ñi di wax Benno Bokk Yaakaar il faut ñu toog waxtaan moo gën toog ba dernier moment ñu naan leen kii mooy seen candidat wala pëccoo am donc il faut ñu waxtaan parce que comme ni ma ko waxee sànq ñëpp mënuñoo nekk maire benn maire la ñuy élire mais maire bi rek du yorab liggéey équipe la boo xam ne bii ku ci nekk am Bambey bari na ñoo am xam-xam yu bari ci façon muy finance muy nangam am na ñoo xam ne am nañu relation bitim réew mën nañoo lijjanti lu defar réew yooyu yëpp il faut ñu boole leen ci équipe bi pour ñu xam ne ñii bu ñu yoree Bambey ñii mën nañu lijjanti ci biti ñii mën nañu comptabilité ñii mën nañu informatique ñii nangam ak nangam bu ko defee ñu def équipe boo xam ne saa ñu ko Bambey di wax dëgg yàlla seen conseil municipal bi bu boobaa ñi ñu ko seqal ci suuf nañu respecté mais itam ci kaw nañu respecté alors donc Bambey kenn bañ a jiital sa bopp jiital Bambey d'abord lan mooy intérêt Bambey donc il faut mu leer ci bopp nii buñ jàllee loolu nag danoo taxawal benn commission boo xam ne bii commission bi li ñu leen sant mooy ñu ñëpp ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne dañoo bëgg a nekk candidat ñu déposer seen candidature foofu commission boobu dina dégager ñoom li ñu yaakaar ne maire nii la war a mel pour Bambey danañ ko dégager est-ce que jàng la est-ce que expérience la est-ce que nanga mais dinañ critère lii bu boobaa ne bu ñu dalee candidature nañ xool candidature yi ñan ñoo remplir critères yooyu bu ñu ko remplir nag dañuy dellu si fii assemblée générale ñu toog commission bi ne ñun kat gëstu nañu waxtaan nañ jot nañ candidature yi li ñu yaakaar ne profil bi na lii la ñii ñoo fi nekk bu boobaa ñun ñu jël
bu boobaa nag tànn moom il faut ñenn toog parce que ñëpp mënuñu leen tànn te li may wax toujours mooy te loolu il faut nit ñi bàyyi ko xel mooy àdduna yemul ci janvier élection yemul ci janvier surtout xale yi. jërëjëf Serigne Mbacke Faye ñu dem fële ca diwaanu Nangalma foofa nag ki nga xam ne mooy Babacar Ndiaye moom nag dafa fësal daal ni li mu bëgg mooy nekk candidat ci nga xam ne mooy conseil départemental bu Bambey bi la loolu nag ma ngi ko xamle ci ba muy amal benn final foofule nekk parrain ba ñu déglu ko moom Babacar Ndiaye ay kàddoom Malick ñi ngi moo ko taataan ànd ci ak Ndongo Ndiaye. may parrain wu tournoi bi nga xam ne xale yu Ndangalma dañu ko organisé ndax man d'abord produit yu nawetaan la parce que fii nii ma toog naa fi dalal parrain comme ni ma xale yi dalal tey en tant que président zone donc nekk koo xamante ni aussi dafa nekk sportif donc lépp luy sport jëm ci commune am jëm ci département bi da ciy sawar donc nag xale yi bu ñu organisé tànn ma comme seen parrain dama ciy sawar bu baax a baax loolu moo ma fi indi tey ma ànd aussi ak samay xarit ak samay am di jàmm fekk fi aussi tamit samay mbokk. voilà effectivement ndax ci Benno Bokk Yaakaar ci laa bokk. ma bokk aussi ci ñi nga xam ne ñoo ko sos ci département de Bambey parce que buñ dee lim ñaar ñett foog naa ne duñ ne ñeent te duñ sama tur te it biñ ci nekkee ba léegi it vraiment dañu comporté comme un militant discipliné te loolu aussi ci lañ nekk ba tey parce que posé nañu suñu candidat à la candidature pour le Benno Bokk Yaakaar parce que dañu bokk ak Benno bi ay parti te parti ñu leen bokkal dañ leen respecté ñi nga xam ne aussi suñuy nawlay militant lañ te jàpp ne it nag foog naa ne bépp critère bu ñuy teg pour war a mën a demander ñu waa Benno Bokk Yaakaar jox ñu d'abord seen confiance pour askanu Bambey jox ñu seen confiance te jàpp nañ ñu aussi bu ñu joxee am nañ xam-xamu doxal am nañu aussi tamit yaatu ba ñëpp mën a bokk ci doxalin bi. ci wàllu politique ba tey dañuy dem fële nga xam ne mooy wàllu diwaanu Njaareem foofu nag ki nga xam ne mooy Dame Diop di jëriñ nga xam ne moom mooy yor wàllu xëy mi ak tàggat ngir am xëy kooku nag daal Dame Diop moom li ñu koy tuumaal moom nee na daal boo demee fële ci ministère am doo fa gis kenn ku jox ay bool kese moom nag nee na loolu daal du lu ko soof ndax it nag jël na responsabilité bi nga xamante ni da koy nangu lool. Dame Diop dañuy déglu ay kàddoom ki ko taataan mooy Thierno Sow ànd ceeg Mali ñi ngi ci caméra bi. dama am benn journal bu bind waxoon naa duma ci tontu sax que damay bawoliser maanaam waa sama ministère bi ma président Macky Sall dégg waa Bawol ñoo ci dégg loolu nag du lu yees parce que ba ma nekkee di liggéey ba léegi fu mu mës a liggéey su may liggéeylu damay seet ku ko man dëkk Njaareem ma indi ko mu liggéey ko ci sama wet loolu du tey ba may commencé liggéey nekk directeur national nekk directeur général nekk président de conseil d'administration nekkat directeur général bi may liggéey sax dans le développement mais li ma dul def mooy di liggéeylu jël koo xam ni mënut li may liggéeylu parce que Diourbel la dëkk ma dénk ko waaye macha allah cadre Diourbel waaye toog ci gannaaw yëpp ki nga xam ni dénk naa ko liggéey ci ministère bi bu ñu xoolee jaar-jaaram ak jàngam du max kenn du rus kon boog loolu je l'assume sama ministère nag am na ay Thiessois am na ay Saint-Louisien am na ay Rufisquois am na yeneen région mais am na ay bool te su ma amee occasion amaat yeneen bool yi ñëw sama wet am compétence dina incha allah. ñu àddu jëm nag ci wàllu tàggat yaram gannaaw bañ jaajëfalee ñooñu le tàggat yaram yi nga xam ne moom mooy Bambey football club ñoom nag daal bind nañ seen tur ci taarixu footballu Bambey lu ko waral mooy dañoo nag daal monté li nga xam ne moom mooy national 2 loolu nag ñu ko amal fan yële gannaaw ba ñu dóore équipe bi nga xam ne mooy Builders ca match ba ñu amoon 1-1 dem ba ca dóor mu dugg ya ñu gagné équipe bii di Builders Malick ñi mooy fa teewaloon ànd ak Ndongo Ndiaye ñu teewloo seen reportage. bind nañ seen bopp ci taarixu football ñoom xale yi ASC Bambey yi nga xam ne Léopold Médan moom moo leen jiite nekk seen coach capitaine ba di Papa Ndiaye ñoom day ci gaaw bi fukki fan ak benn lañ doon dajeek ak Builders fële ca Saly stade bu Jàmbaar ci ab jongante boo xam ne métti woon na lool bari coow waaye xale yi gëm-gëm bañ yóbbu woon moom moo di yóbbu national 2 équipe bu Bambey bi nga xam ne bañ ko sosee ba tey mosu faa dem jongante bi taroon lool ba ñu amee ñeent fukki simili ak juróom faale toj jaax ya waaye nag arbitre ba mayu leen dara. Quel but de Fallé! Quel but de Fallé!
ñu jongante ba temps ba jeex mu yokku ca juróom-ñetti simili ba juróom-ñetti simili lay jeex la waa Boulder dugal coow la ne kur waaye nag teewul xale yi gën a gëm seen bopp. ñu dem ca la nga xam ne moom lañ tuddee teg dàq dóor ca mbaal ya ki nga xam ne moo nekkoon meilleur gardien bu championnat régional bu Njaareem di Serigne Mamadou Lamine Bara Der defaat am mëninam mayul waa Boulder dara luñ dóor mu jàpp ko ci la taaji ab pelanti yi moom dugal libéré Bambey yépp nga xam ne ñépp a ngi doon xaar mu nekk ab jongante woo boo xam ne neexoon na lool supporters yi daal di daw kenn xàmmeetul taskatu xibaar supporter joueur ba ci staff ñépp jaxasoo jooyoo ya ak mbégte ma ne kur ca biir sal yi ñu dem dund ambiance daal di ñëwaat. liggéey bi la l'histoire va retenir ça que depuis le début ñu ngi doon def lu nekk sincèrement lii rek lañ ci bëggoon a équipe bi monté Bambey kontaan et tout ça boo seet liggéey bu yàgg la rek liggéey bu yàgg la ñu fi gërëm njëkkee le président vraiment il n'a ménagé aucun effort surtout tamit monsieur le maire en même temps les dirigeants les coachs le bureau les joueurs qui sont les acteurs aussi tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax les supporters la presse moom amuñu seen fay sincèrement man dama koy wax yéen moom macha allah yéen a permettre tey Bambey di ko dund ba nga xam ne ni ku nekk dina mën a jël course di ñaan pour ASC Bambey donc lii daal lañ bëggoon national 2 ñu wan ne beneen palier la bu ñu ñëwee incha allah ñu dem national 1 Ligue 2 ba Ligue 1 incha allah Bambey mérité na lool. yàgg nañ koy toog suñu borom aussi bu ñu defee ñaan dem di sotti tey la suñu borom tey dañu si vraiment c'était aussi la bonne. sant yàlla rek sant yàlla. mu métti lool nag ñu nekk ci tey la ko yàlla ko ñu sant bu baax franchement c'est une montée qui est largement méritée di sant ñëpp nag di ci jàpp ñëpp staff yi ñëpp mënu ma bàyyi kenn ku ci nekk ñaan yàlla nag affaire yi jëm kanam football Bambey dafa war a jëm kanam te lii étape la rek jóge ci Bambey jaar Njaareem dem ca Saly bind fa seen taarixu football xale yi Bambey yi nga xam ne ñoom ñoo di naataangoy Papa Ndiaye yi kenn du leen fàtteeti ndax ñoom ñoo yëkk a yóbbu équipe bu Bambey ci national 2. ganu kër gi ñu am nga xam ne moom mooy Aliou Sylla Diop nag moom dafa tekki ndomba tànkam moom nag mi ngi woon conseil nekkoon ci conseiller fële ci maire bu Bambey moo tax mu teg ndombal tànk ci kuréel gi nga xam ne moom mooy commission des marchés moom nag li tax mu tekki ndombal tànkam moom jàpp na ni fi mu ne nii daal maire Bambey ni ñu ko yore moom bëri na ay jafe-jafe bëri na ay njuuj njaaj ba tax nga xam ne moom mu teggi ndombal tànkam Thierno Sow mooy ki nga xam ne moom moo ko dalal dañ ko déglu léegi nii ci gannaaw xibaar lay doon mbokk yi lii moo fi nekkoon ci wàllu xibaar yi leen jox di daje benn yoon ci benn ay bés ci yenn xibaar yi leen jaajëf bu baax a baax ci seen teewlu ak seen safoo Bambey 24 jërë ngeen jëf. leen ko waxe woon sànq ci biir xibaar yi dañuy teewlu ki nga xam ne moom mooy Aliou Sylla Diop nekk conseiller fële ci maire bu Bambey ci waxtaan bi mu seq ak Thierno Sow jëm ci nag tekki ndombal tànk nga xam ne tekki na ko fële ca commission bi nga xam ne mooy commission des marchés li ko naqari ak laal juluwaayam lépp wax na ko ci biir émission boobu ci mook Thierno Sow du taaxarlu jërë ngeen jëf. Aliou Sylla Diop yow yaay ganu xibaaru Bambey 24 ñu ngi lay nuyu. waaw merci beaucoup Thierno ñu ngi leen di fay vraiment di leen remercier ci invitation bi di remercier aussi vraiment mbokk internautes yëpp ñi nga xam ne ñi ngi seetaan vraiment Bambey 24. jërëjëf Aliou Sylla conseiller nga ci conseil municipal bu Bambey mel ni dañ la cee tàkkaloon ndomboy tànk lu ci mel ni commission passation de marché ñu gis ni da nga tekki sa ndombo tànk googu lan moo waral loolu. waaw merci beaucoup vraiment je suis ravi que vous m'ayez posé cette question parce que effectivement ces temps-ci ñëpp observé nañ ko dama nekkoon membre conseiller municipal membre de la commission des marchés à la suite vraiment ay observation yoo xamante ni yàgg nañ ko topp mais dafa nekk loo xamante ni procédure la parce que passation des marchés ay ab loi la bu ñu teg depuis 2012
donc 2012 je ne sais pas 2014 de telle sorte que ne amul lu ñu fay créer mais bi ñu toppee affaire bi ba xam vraiment effectivement xam ne tey la situation nan la demee effectivement on a pris notre responsabilité notre courage en deux mains non seulement démissionner mais aussi parce que askan bi lañ fa nekkal wax lan moo tax ñu démissionner pour yi wax askan bi ci yenn fait yenn situation yoo xam moo doon fa am. waaw Aliou Sylla lan mooy li tax yow ñu jox la commission bu toll noonu ak marché passation de marché li mu amee solo nga xëy tekki sa ndombol tànk ana lan nga gis ba tax loolu wala boog lan mooy li nga xam ne daal moom moo la motivé ba loolu nga war a mën a tekki li nga xam moo di sa ndombol tànk. waaw merci beaucoup encore li tax situation bi demee noonu parce que tout simplement ñun dañ daan ñëw xam nga commission des marchés dafa am buñ ko lancé dafa am le secrétaire municipal. moom day lancer pli ñi nga xamante ni ñoom ñooy les prestataires wala les fournisseurs ñi nga xam ñoom ñoo war a gagner marché yi ca loolu loi da cee wax benn compétition boo xamante ni dafa am ay principe muy principe égalité muy principe transparence muy principe de bonne gouvernance yooyu da cee nekk donc de telle sorte que ni bu ko defee tey képp koo xam ne citoyen nga apte nga pour mën a gagner marché da ngay gagner marché boobu noonu mais ce qu'on a constaté ñun bu ñu doon commission moom day ñëw rek ñu tegal ko pli ñu xool bi nga xamante ni moo ko gën a mën a exécuter gën ci kopparu Bambey gën ci askanu Bambey ñu ne bii moo gën ñu jël ko jox daal di koy def ñun passation provisoire bi la ñuy def léegi il appartient au maire de faire le contrat avec ki nga xam moo gagné marché boobu mais dañ daan ñëw bu ñu ñëwee depuis presque bi fi secrétaire municipal bu bees bi lu nekkee parce que man waxuma ay nit ay institution lay wax bi ñu fi nekk dañuy gis ne à chaque fois day am ay même marché ñoom ñooy gagné dem nañ ba ci biir ñu constater ay même parce que pli yi en général même écriture lay nekk ce qui veut dire que ni benn nit mooy defar pli yëpp loolu ce sont des mesures yoo xam da ngay contourner loi bi parce que boo gars yi bu ñu tegee procédure yow am na ñoom nga xam ne peut-être xarañ boo xam dañuy ñëw contourner ko alors ñu gis ne ay même personne même entreprise ñooy gagné marché yi nekk Bambey man nag ma taxaw fa daal di ne sama xel lii dafa xaw a tey xel daal di ne nag waaw mais ñan ñoo war a nekk entreprise yi parce que il y a certains marchés yoo xamante ni waa doomu dëkk bi ñoom mën nañ ko exécuter man yàgg nañ ko exécuter ma ne kon xaaral ñii ñan la mais bi ma gisee société yooyu entreprise yooyu may dem di def wàcc sur le terrain dama gis ne ñoom entreprise u secrétaire municipal bi la muy benn fait ñu marqué bi gën a doy waar bi gën a motiver nag ma ne nag vraiment lii nag wax parce que am na loo xam boo ko xamee sax pour prouver ko wala nga wax ko nit ñi gëm ko day xaw a doy waar parce que mën nañ la ci lu nekk mën nañ lay fekk mais donc il va falloir nga def ay enquêtes yu leer ba nga xamante ni tey fu ñu la woo di nga mën a teg des preuves palpables à l'appui bi ci gën a mujj nag mooy bi ñu xamee ne dañoo dem ba ñu teg benn marché fourniture de bureau ñu gis entreprise ma gis fa benn bu bees boo xam ne man mosuma koo gis ci kii bi mu tudd entreprise du ma tudd turam mais après immédiatement xam nañ bi ñu génnee ba jox ko marché bi ma ne waa diw mooy kan ci kii ci entrepreneur yi nekk Bambey mais li am ba des ba mu ci muy nekk dëgg kenn du ko prouver muy entreprise u soxna secrétaire municipal moo gagné marché boobu ci laa leen nag lii nag vraiment man sama conscience sama morale sama éthique mayatuma may continuer ci kii bii ni ci laa bind nag ñu convoqué fa xam ne fa lañ ko war a waxee ñu convoqué conseil municipal ci laa dem yóbbaale sama lettre wax ne commission damay démissionner parce que li tax may démissionner mooy fee yi may wax ni vraiment ci lii waxuma la démissionner mais dafa nekk loo xamante ni ça doit arrêter. waaw Alioune est-ce que nekkoon ci biir commission boobu wéy di xeex li ngay xeex gënut toon nga génn commission bi te bu dee sax askan wi ñoom ñoo la fa yónni woon pour nga toogal leen fa est-ce que toogoon fa gëntoon ci nga gën a mën a woyal li nga xam moo di xeex bi nga bëgg a xeex. merci pratiquement am na ñoo xam ne ni noonu lañu gisee am na ñu gisee le contraire am na ñeneen ñu gisee leneen mais c'est tout à fait normal ku nekk mën nga xalaat en fonction des actes posés ku li nga kii mais li am ba des alaal bi ma sama xel yàgg na njaw mais bi ma découvrir loolu gis naa ni malgré contexte article la texte yi ñu mën di teg gars yi xarañ yooyu dañuy contourner texte yi parce que booy seet Bambey effectivement am na yu bëri yu fi jaar ay nit taxaw di ko wax mais tey kenn mënta administrativement kenn mën la indil preuve boo xamante ni tey day à l'encontre de ça et pourtant c'est vrai ce sont des mécanismes des méthodes
yoo xam ne dañ koy utiliser di contourner loi ba pare tegal la loo xamante administrativement foo ko attaqué du jàll mais xam naa ne kon donc lii nii mu kenn mënu ci dara mais li ci mën dara rek mooy heure bii nga xamante ni non seulement caxante nañu alalu askan bi ak leneen ak leneen ak leneen ba pare taxaw ne dañoo am ay ambition man pratiquement nga taxaw leeral ba Bambey que ne kat lii moo am après pour chacun est libre nag de prendre ses responsabilités